dama naan policier boobu noonu élément yooyu dañu xiifaloon kenn ci presse bi gis nga ay firnde yuy identifier ni kii taskatu xibaar la mu ngi def liggéeyam mais lan la lay jëriñ yow pour nga jàpp ko pour nga brutaliser ko ndax lan alors que ñu war a def ñoom collaboration toujours du ñu ennemi police du ñu ennemi gendarmerie mais lan moo tax fee yu mel ni bu amee ñu remarqué ci police def boo xam ni dafay xeblu comme ni mu amee ci presse bi la amee ci police bi amee gendarmerie ay benn agent benn élément yoo xam doo xam lan la parce que tenue bi ñuy sol daf leen di permettre ñuy acharné wu ci kaw nit ci anam goo xam ni jaaduwul buñ la da ngay gis ñu jàpp la kii diw la defal ni ci koom defal ni ci c'est-à-dire que complexe moo war a génn ci population bu Sénégal police dafa war di protéger taskatu xibaar bi bu fekkee mu ngi def liggéeyam bu koy déplacé nag wax ne fi nga nekk amul sécurité puusal parce que ñoom ñaar ay partenaires lañ mais pourquoi brutaliser Alassane déjà du nit bu am doole du nit bu rëy Alassane ñëpp xam nañ nit ku yaru la bokk na ci ñi gën a yaru ci groupe des médias bokk na ci nit ñi gën a farlu wóor na ma ni moom ñàkkewul kersa way takk der bi nekkuma fa mais mun naa assurer loolu parce que du nit koo xam ni lu ñàkk kersa wala lu dëgër dina génne ci gémmañam melul noonu tey bu ñu doon seede ñoo xam ne mun leen jàppe comme wàllu yu ci rédaction bi dañ ciy boole Alassane mais pourquoi brutaliser te ñu identifier ko ñoom loolu moo nekk gàcce nañ ko libérer ni mu gën a gaawee et identifier nañ police bi ak image yi mais ñu topp ko parce que itam dëkk bi du police du gendarmerie du président du assemblée nationale du sénégalais bi lambda ñëpp ñoo ko bokk ku nekk dafa war di respecter loi ci ni mu rafete loolu mooy rafete aw nekk mënuñuy woote nit ñi ci cohésion sociale ñu nekk benn ñuy tempérer dënn yi yow ngay def naka su dul noonu dañu séentoo jàmm ji ak dal gi ci yow dafa ñaaw dañ koy dénoncer ba fi mu gën a soree suñu biir xol foog yi dama bëgg wax Khady Alassane dafa xëy si ni cooc dara dalu ko ñu yónni ko sur le terrain mu ni cooc dara dalu ko mu dugg en direct dara dalu ko ci moment bi mu nekk en direct la ko benn police arrêté malmené ko boobu ba léegi bu ñu sukkandikoo ci li Evelyne wax Bamba Kassé jot ministre de l'intérieur mun ko joxe ne ay ndigal ngir ñu bàyyi ko bàyyeeguñu ko ba léegi Alassane war na génn kon bu mu xoosu bu bëtam neewi bu tànkam foxoj bu baaraamam foxoj jabetul tous jotu ko dani cocc discipliné xamul xeex xamul saaga dóorantewul wokkantewul lu ko dal nag na policier bi nga xam ne identifié nañu ko ci film confrère ya fa teewoon na jël ay responsabilités am te ñu libéré ko comme joxe nañu ay ndigal pour ñu bàyyi ko te bu ñu joxe woon ndigal dañu koy bàyyi parce que deful dara dañu koy bàyyi parce que deful sur le terrain la nekk def reportage deful lu tax mën a tax ñu teg ko loxo yóbbu gi moo dul woon yoon te bi ñu koy jàpp sax ñu ngi koy dégg mu naan leen sama liggéey moom laay def waaw mu ngi nekkoon en direct bi ñu koy jàpp mu ngi nekk en direct donc deful léegi comme deful waru woon sax dem donc bu demee ba léegi ñu naan nañ ko bàyyi mu ngi bëgg a yàgg ci biir kon loko ya moo tax ñu teel a alerté foxajul bëtam neewiwul gémmañu mburaanul tus jotu ko nañ ko bàyyi mu ñibbi soit ci jàmm parce que durée bi mu fa def mu ngi bëgg a tey xel ci koo xam ne defoo dara c'est-à-dire que deful dafa nekkoon en direct def reportage fa mu nekkoon amul xeex amul ay sox yi ñuy soxante amul dara lu mën a tax loo xamante ni violence la bu mën a tax ñu brutaliser ko moom xanaa kay kanamam moo neexul policier ba ko brutaliser dans ce cas yeneen policier fa nekkoon sax seen kilifa ko ñu àndaloon waroon na teel a jël ndigal ca foofa ñu bàyyi ko laataa ñu koy yóbbu sa lu mu doon wuti commissariat lan la fa noo wuti léegi nag nekkam gi mu nekk foofu mu ngi bëgg a tey suñu xel oui mu ngi bëgg a tey suñu xel parce que nekk nu nekk fa doon jiitu ak xew-xew ya fa doon xew moo tax ma ni nekkam foofu mu ngi tey suñu xel na gaaw génn see chauffe fekki soit ñu fii loolu lañ taxaw te loolu moom yaakaar naa dara tax ñu del ci gannaaw te loolu la ñu la xamee également dañu lay bàyyi rek nga noppalu ñëw dellu si waat fii ci rédaction bi moom il parle d'incident mineur Mansour mais c'est grave quand même non Alassane kii du nit discipline bi ñu doon wax auditeurs yi ak ñiy seetaan gis nañu exactement discipline ak yar bi nekk ci Alassane Balde moom bu ko séedeewul woon nii sax yow nit ki déjà xam nga bala ma jógee jàpp ñu naan tu es simple journaliste c'est pas vrai journaliste simple personne journaliste bi loolu métier am la non seulement métier am la mais am na pouvoir ak yoon bàyyi ko xel am ay cër la ko lu waa jox il faut arrêter naan simple journaliste je suis désolé journaliste bi autorité la ak nu mu mën di demee am na lu askan wi soxla te ci moom dong la koy xaar il faut ngeen arrêter affaire politique yooyu comme député bi doon sànq dans journaliste qu'est-ce que vous voulez bu doon sama genre ba léegi lam nañu seen micro bu yàgg mais li ci gën a graaw dégager la ko commandant bi wax dégager loolu doo ko wax sax sa benn laadum boo yow sa kër Alassane ni ko nekkuma ci fi ngay aaye et maa ngi def sama liggéey bonne réponse nekkuma ci fi ngay aaye et maa ngi def sama liggéey
mu jël ko dugal ci biir lu tax mu tontoo ko noonu après mu mbéj ko mbéjaat ko discipline bi may wax ci Alassane gis nga ni mu ko waxee dóoral ba sonn mais grawul donc imaginal tey bu fekkoonte woon ni benn Mansour Diop benn Ablaye Mbow kenn koo xam ne xëy na mënut a muñ góor di ko dóor ci lu dul yoon qu'est-ce qui va se passer après xëy suba ñu ne xëy na yow na boppam ci buum ci baat wala xëy na def na nangam qu'est-ce qui va se passer après ñu dóor laa dóor ba nga xëy damm setoo la parce que bu dee effectivement bu dee one by one moo tax ma ni police dañuy séntu ci ñoom yar ak teggin comme ni ñu koy séentoo ci yeneen way takk der yi parce que li problème mooy ki ngay brutaliser ki ngay dóor bu fekkoonte woon du tëni bi nga xamante ni bii nation moo la ko dara jàllee bu ngeen tasee xëy na moo la mën fuuf xëy na mënoo ko bu ngeen ñëwee yéen ngeen satoo ko di fukk dañ naan police dóor na ko rek mais gisoo fukki nit yi ñi ma dajaloo pour dóor benn policier loolu dara jàlle ak war ma jooju nation bi defal leen république defal leen war naa tax doo leen bafoué droit wu nit ki jàpp taskatu xibaar bi poñe ko Alassane mi doon wax ni naan dañu ma dóor dañu maa mbéj pourtant c'est un père de famille pourtant doomam mu ngi dégg ni dañu dóor baayam pourtant jabaram mu ngi dégg ni dañoo mbéj jëkkëram et jëkkëram di ko nettali en direct dañu maa dóor dañu maa mbéj parce que dafa yaru moo tax mu banaliser ko mais ki ka mbéj moom am na doom ki ka mbéj moom am na jabar ki ka mbéj ay mbokkam ñu ngi dégg ni moom moo doon mbéje commandant diw mais ban sañ-sañ la ko yoon jox ci taskatu xibaar buy liggéey mun ko dégager mun ko nekkuma fi ngay aaye damay def sama liggéey le fait mu tontu ko rek tontu bi kese ak lu mu discipliné booy bi Alassane dafa war a mel ni benn mouton rek doo wax benn baat mu toroxal ko humilier ko mbéj ko dugal ko ci as seen puxus yooyu lan loolu ndax lan après ñu dañ koy bàyyi noonu mu jàll dañuy continuer di ko dénoncer gis nga toujours dama wax ni du police en tant que tel corps bi du gendarmerie ak corps bi mais am na ay benn yu ci nekk yu yaree di ko yu indiscipliné yoo xam ay nit lañu ci kër la ñuy yaroo mu ngi mel li ñu daloon bi oto bi rayee policier bi Tëngéej dañu ko dénoncé dañu ko ñaawlu ba bëkk dem dañ ci mujj wax ci rajo bi jël grand frère am di ñaawlu policier bi ni mu deewee parce que ñoom ñëpp ay sénégalais lañu ay citoyens lañu jaaduwul ñu def police lu jaaduwul mais comme ñoom bu ñu defee lu ñaaw comme li am tey dafa ñaaw ba weesu ko jàpp borom kër di ko dóor di ko torturer di ko mbéj comme que yow sa benn xale bu ndaw lu tax nga bay tontu ci biti mais moom mooy kan bu ngeen du ko tontu moom mooy kan et heureusement bi Alassane génnee dénoncé ko je pense que duñ ko bàyyi mu yombee noonu parce que xëy na am na ay kilifa comme commissaire Sankara tempéré situation commissaire Sankara moom xam na Alassane Balde moom en tant que commissaire mun na témoin ci commissariat ba mu jiite discipline bi may wax ci Alassane Balde parce que xamante nañu depuis Parcelles bi Alassane nekk suñu correspondant Parcelles moom mun na témoin yar bi nekk ci Alassane Balde tey bu fekkee nii la mujj ak benn commandant bu ñu xamul après fan la jógee ak comportement am ak ay humeur am ak ay caprice am dafa ñaaw il faut ñu dénoncer ko. est-ce que. non loi bi sax ni ñu ko bindee dafa graaw parce que bu fekkoontoon ni dañu yaxanal ci biir leeral Sénégalais yi kon dootuñu nangu benn manifestation. parce que li ñu wax lépp énuméré ko ni wàllu terrorisme la daanaka amatul benn manifestation bu valable ci Sénégal parce que bépp manifestation boo gis dina laal ordre public loolu moo tax ñuy demander autorisation pour way takk der yi mën leen a accompagner ci la ñuy def donc benn manifestation doodul valable mais man lu jëm ci wàllu politique nationale loolu Sénégal yi seen bopp daañu ko lijjantil seen bopp ci xool lu ñuy bàyyi mu jàll ak lu mu dul bàyyi mu jàll parce que peuple rek moo am doole mais li ma ci gën a jaaxal mooy ci loi bi boo ko toppee ba ci biir fi ñu jëfandikoo organisation internationale. maanaam bépp manifestation boo def bu touché bu laalee intérêt organisation internationale mosoo dégg ñu def fi organisation pour FAO ni pour OMC ni OMS ni UNICEF ni baneen ak baneen ci organisation internationaux yi nga xamante ni bii. Sénégalais yi xam nañu leen ñun kay li ñu am tiitaange mooy kenn du laal organisation internationale bi boot ak ngóor jigéen foofu laa am tiitaange bu ñu waxee organisation internationale rek loolu dafa yàgg dafa vague dafa yaatu quoi xamoo kan lay bëgg a wax donc ëllëg nit ñi dootuñu am manifestation dootuñu am sañ-sañu manifester ni duñu nangu benn loi buy dooleel góor jigéen nit ñi dootuñu am sañ-sañ manifester ni ne état bi wala na gouvernement bi criminaliser li nga xam moo di homosexualité alors fan yëpp ñu ngi wax loi boobu naan naka gouvernement bi criminaliser fulaa lu ñu leen tontu wu ñu leen faale wu ñu leen tontu bu am solo alors lii moom bi ñu ko bëggee saxal daar démb nga ko yëg tey lañ koy yóbbu assemblée nationale fekk na commission technique càmbar nañ ko bu yàgg
d'urgence mu jàmp lool te li gën a jàmp mooy ñu ni góor jigéen dafa araam fii ci Sénégal léegi nag par contre loi bi bu jàllee non seulement góor jigéen dafa araam mais boo nee duut baaraam góor jigéen ñi dafa araam ñun na yow jëf-jëfu terrorisme ngay def parce que yaa ngi attaqué ay intérêt organisation internationale loolu benn la ñaare bi ci des ay moomeelu étranger fii ci réew mi wala moomeelu ñoo xam dañu investir loolu c'est vrai que kenn du cautionné ñu yàq waaw mais est-ce que pour Sénégal donc moo tax ñu patamee loi boobu wala intérêt étranger parce que gis nañu attaques yi amoon ci manifestation yi passé xëy na intérêt yi ci Sénégal amoon bariwul ay étranger lañu est-ce que dañu weñ suñu loxo gouvernement fi ma d'accordul ak defe naa Siré moo ko doon sànq ci Sénégal xëy na bokk na ci réew yi ñu gën a ciblé ci wàllu blanchiment ak terrorisme ñu xaw a dend certes dañu xaw a dend mais loolu mënut a nekk prétexte ci gouvernement bi parce que yàgg na bi GIABA di cité Sénégal. xam nga kañ la woon 2009. di cité Sénégal ci nii bokk nañ ci réew yi dàq def blanchiment d'argent. te ci wàllu suuf wa. depuis non ni Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne Burkina Faso ak Île Caïman. Bamtu la. waaw donc répétition la Birahim mais c'est depuis 2009 2010. da waa GIABA jikkoon a génne loolu te ni woon xaalis boobu ci wàllu foncier lañ koy dugal te dañu ciblé woon sa ay dëkk dañu tuddoon Saly Thiès Mbour maanaam triangle bi ci wàllu habitation. donc loolu du lu bees mais Birahim li ci gën a grave mooy bu weesoo politique bi mooy organisation internationale. ëllëg maag yow du ñu am sañ-sañu dénoncer li nga xam mooy wàllu góor jigéen te ñun ci ñun lay gën a mettre ñun journalistes yi. parce que dafay fekk ñu promulguer loi code de la presse bu bees yow da ngay tënku ñaari yoon amoo droit joxañ ak góor jigéen. amoo droit traiter ay actam ci fi ngay liggéeyee. ñun moom bu yeboo ñu dem sàmmi. te noppi. naa ba ñu waxee. beneen comme moom ni mu waxee en tant que député à l'Assemblée nationale. mais dinaa ko jàngat comme ni ko Sénégalais yëpp di jàngate. gis itam image yi mu leer nañ partout foo xam ne njiit réew mi jaar na fa. ñu fay gis ay nervis alors nervis yooyu ñu ngi commencé feeñ ci manifestation yi fi amoon ñu njort ni itam manifestation yooyu xëy na moo sabab dañu précipité ci changement yi nga xam ni moom la ñu bëgg a indi ci loi bi modifié fii ak itam loi rectificative ci wàllu budget bi ci assemblée nationale sababoon député yi dajaloo ni ki démb xam nga mënuñoo wax ay crèches yoo xam dañoo lakk Sénégal ba ñeenti xale lakk ba jeex ci biir ndax ñàkk ay jumtukaay ak taxawu gu mat ñuy wax benn sage-femme bu ñu bëggoon a violé agressé waale ko ba kenam nekk ci diggante dund ak dee ndax fa mu nekk baaxul ki jiite seen association di dénoncer ni am na sage-femme yu ñu affecté fenn foo xam ni seen bu ñuy tëj seen buntu sax caabi law bee la ñu koy tëjee muy yet la ñuy jël galan ko muy insécurité nombre d'agents yoo xam dañu qualifié def formation ba qualifié def stage ba toog di xaar kenn xamul seen nombre nu mu toll dugaleen ci wàllu santé mais ñaata milliards la ñu ni moom la ñu def diggante daaw ak ren ci coronavirus sababoon ñu tudd ko démb député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké wax na ko ni nañ ñu leeral 105 milliards yi jëkk yi balaa ñuy wax ak 40 et quelques milliards yi ñu war a dugalaat mais genn wàllu li ñu def ci coronavirus daaw ak léegi bu ñu ko defoon ci wàllu santé Sénégal du am problème mu infrastructure sanitaire mais tey Sénégal hôpital yëpp dañoo tawat et dafa mel ni kilifa yi xam nañ ko mais loolu moo leen neex précarité bi Sénégal yi dund loolu moo leen neex buñ ci yokkaatee nag xiif loola mar loola nangu sa ay droit yëpp fekk la fi nga dëkk na nga sa suuf te dootuñu la jox autorisation manifester ñaxtu et waa Dougar tey ñaar fukki ndaw ya ñu fa jàppoon ay terroristes lañ maintenant bu loi bi jàllee ñaar fukki ndaw yi ñu jàppoon te ñu nekkoon ci usine Karo bi ay terroristes lañ ñiy waajee manifester fële ca Ngomeen ndax seen soble yi ñu bay mu nekk ay milliers de tonnes ñu tegale ko foofu ñu ko jënd étranger yi ñëw di jaay ci seen kaw bu ñu manifester ay terroristes lañ est-ce que ñii ñu ngi xool yenn luwaay yi ñuy jël souvent da ngay nekk ci diggante 4 murs ba nga xam da ngay foog ni loo def dagan na moi je pense jaadu na ñuy wàcc sur le terrain di xool ce qui se passe wala ñuy déglu journalistes yi nga xam ni ñi di wax ak ñoom du ñu leen gëmloo ni Macky Sall bu ñu ko gëmloo ni journalistes yi say ennemis lañu. non du ñu ay ennemis moom mooy président de la République. mais bu amee ku ko jigee di ko recadrer di ko wax ak moom di waxtaan ak moom dina ko xamal ni li ñu foog ni mooy réalité ñoom ñu nekk ci pouvoir bi du réalité bi Sénégalais yi sonn nañ bu tëjul ak muus ci biir néeg di ko torturer finalement sa kaw lay dal Sénégalais yi amuñu santé amuñu éducation amuñu yoon
nangu nañu seeni ay suuf maintenant dañu ni leen léegi amatul manifestation mais léegi lan moo dese Sénégalais bi ci boppam takk buum ci baatam jox ko ñu nekk ci bopp réew mi boo gouverner ba doyal jox sa doom. loolu moom Sénégal eggagul foofu. en tout cas réew moo xam ne ñoo ngi toog si gaz toog si pétrole yaakaar naa ne nguur ga fa nekk warul foowee aliment. non ak or ak phosphate. waroo foowee aliment. lépp luy opportunité ci koom-koom Sénégal am na ko. te ñu bokk ci réew yi gën a ndóol. nañ ci baax maître Moussa Bocar Thiam saytuwul texte am laataa mu doon wax. parce que démentir dafa gën a chargé boppam. justifie s'accuse. nañ ko tuumaal moom dina weddi nañ ko topp ci yoon mu ngi leen di xaar moom mim na ni du moom mooy recruter ay nervi mais ku nekk xam nga ne njiit réew mi buy déplacé wu dem quelque part faaw ñu assurer sécurité am dem ak dikk. mais ndax ay nervi ñooy assurer kaaraange njiit réew bu Sénégal du ay nervi am nañu suñu corps élite yoo xamante ni bi ñooy protéger non seulement président mais suñu république de façon globale république bi yëpp. Sénégalais yi di leen fay pour ñu assurer sécurité. voilà ñun on a une république boo xam ne. c'est ça. est-ce que soxla na ko nervi wala ay gros bras. dañu am république boo xam ni dañuy garder ki nga xam ni mooy président de la république. ñun république bi la ñuy garder bu ñu waxee république nag président ci la bokk mais citoyen bi ci la bokk. parce que république boobu budul nation bi nga xam ni citoyen yi ñoo ko composé existence su république du am. donc bu ñuy wax président wala ñuy wax ministre parce que dafa am ñu ñuy jiitee mooy li bind côté égyptien bi doon wax chaque jour mu répété ko law laa wujudul aks la ma kaana lil maana maanan ñi ngay xeeb ci askan wi bëgg leen a torturer bëgg leen a dëggaate bu dul woon ñoom yow doo existe. loolu moo tax ma jàpp ni li mu wax noonu. seetlu ko laataa mu koy wax. njiitu réew mi kaaraangeem bu ñu demee ba yegg ci néewal ko doole ba ay nervi di ko faxasal yoon laataa moo ëgsi ça c'est très grave war nañ ko jubbanti war nañ ko rectifier. loolu njuumte la bu mag a mag. gis nga réew mi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg duñ ko wax di rey duñ ko wax di jooy duñ ci mus a dellu gannaaw duñu nangu kenn ku fi bëgg a instaurer wàllu nervi parce que pagaay lay doon parce que maam mën ngaa jàmbat mën ngaa ñaxtu mën ngaa dem ci rajo yi mën ngaa def conférence de presse yépp ci bu fekkee am na bavure bu jógee ci police ak gendarmerie mais doo gis mukk Sénégal yi dem songi ji police wala gendarmerie parce que ñooñu ñooy république. mais Sénégal du nangu mukk ay nervi yu ñu jox ay jaasi ak ay paaka ñuy attaqué ay sénégalais loolu moom du dem. du jàll loolu du jàll. ayca dañuy descendre Futurs Médias groupe Futurs Médias. donc équipe bu mag bi xam nañ ne D-Média la. groupe Futurs Médias mooy équipe bu ndaw bi ñun ñooy lan Barça. waaw ñooy Barça waaw ñeneen ñi ñooy ñan. ñooy Real. Real. te xam naa ne Abdou Diouf Junior mooy nekk capitaine Real wala wala non moom mooy servir ndox yi. mooy servir ndox yi ah. xam naa ne man ci ñi di servir ndox laa bokk man dama ko teel a nag. mais El Hadj yow ban poste ngay def tey. dinaa ñëw 10. man bàyyi leen ma 10 rek. kon daal yaa nar a séddale ballon yi quoi. non bàyyi leen ma 10 rek. séddale tey dugal. waaw mais li jënti leen ba ñoom Assane Gueye nañu joué de. El Hadj Assane day ñoom Assane Gueye ñoom Babacar El Hadj Assane day joué. waaw ñooñu foog ñu joué. ñoom Babacar nañ joué. non dinañ joué kay. mooy loolu xam naa ne Pape Diba day joué. waaw ay Amet tamit fii Amet xam naa ne ku am Amet ci côté bi moom ah. ak ñoom am ñoom Birayoo. est-ce que day joué. ñoom booy ma Kumba Bey ñooñu xajuñu seen kaw. si dañ koy bàyyi bu yor supporter yi. ambiance bi. waaw yor ambiance bi. ayca jogante bi tey la. waaw. D-Média contre Futurs Médias di jëkk tudd suñu bos. D-Média contre Futurs Médias. waaw ñun neexaluñ leen ci dara ragal neexaluñ. ñooy équipe bu mag bi. waaw raay ñu seen ginnaaw quoi face face. waaw face face. affronté leen ci édition yi affronté leen sur le terrain affronté leen. waaw mu métti le Miss de D-Média contre. Miss yi Futurs Médias booy ma Kumba Bey. Kanta Babacar Fall ak Assane moom nañuy séddale ndox mi rek. nañuy séddale da xam ne jeexal nañu. dem nañu retraite yàgg na. ayca rendez-vous bi kon 12h ah. 12h la doon ak Birame Ndiaye Touré. 13h. di fas yéene ci ànd ak El Hadji Mouhamadou Mansour. le député du peuple. yàlla vraiment salaamaaleykum. ba lundi kon. waaw ba lundi incha allah. mais gars yi ñu leen di xaar nee nañ bu leen dara rëcc nag sa assemblée nationale. ñu ngi leen di déglu si 89.7. waaw d'accord. Zik FM. incha allah non. jot naa message yi. bu fàttali 23 juin ñun la woon. te kon nag bi waaw ñun la woon bii ñun lay doon. ñoo ngi topp xibaar bi daal parce que leen ko yeggee. waaw rien que démocratie rek. jàmm ak salaam daal la ñu bëgg fii ci réewum Sénégal. ak xibaar yu wér te wóor jaajëf Aïcha ñu